askan wi nag li nu ñor lenn dong la defar sunu gox te sunu gox bii kenn du ko defar lu dul ñun ñi fi dëkk ñu gëm ni ñun mën nañ koo defar ba képp koo xamante ni si dafay ñëw dañuy fekk si ci ñun sunu idéologie bi nu ne parce que loolu la président Moustapha mii waxtaane ak ñun ci bureau bi ñun d'abord ñoo mën a taxaw sunu bopp ñun en tant que des jeunes yéen ñi nga xamante ni si yéenay suñuy yaay parce que yéen a fayoon suñuy jàngi moom la président wax yéen a fayoon suñuy jàng boobu kenn ñëwul ba nu demee ba am as tuut ci xam-xam yéen la kon képp ku ñëw yéen lay jàppale li ñu war mooy ñun ñëpp ñu taxaw ci sunu askan ba ëllëg kenn ku ñëw du nu yeb ndax danoo sonn ci dige bi naxey mbaay jeex na fi wasalaam ñu ngi leen di gërëm di leen sant. Diop kër Cheikh du fi gan ndax talib yi miin na ay roue oto dama koy wax Massamba ñoo ngi lay dalal sa koñ ñoo ngi nuyu aussi say xarit parce que yow yàlla dañoo boole leen mooy say xarit yi la gën a jege yépp samay xarit nan te facilité nañu bu baax sama rencontre ak yow donte man ak yow yàgg nan parce que su ma fàttalikoo bi may njëkk a ñëw université coordination des étudiants thiessois amoon nga fa cër te man mii daan naa bokk ak yow ci réunion ci biir chambre yi mais xàmmewoo ma woon xëy na Ousseynou Sy moo ma daan dugal ci mouvement boobu donc suñu xamee yàgg na Mass ñu lay waxal waa mouvement taxawu askan wi ñoo la dal fii mu ay jeunes ay mag ay ndaw ay góor ay jigéen leen tax leen a jóg mooy gis loo xam ni mën naa jëmale seen gox kanam ñu dajaloo pour def ko te it Mass ku ne xam na ni politiciens yi fi daan ñëw bari na daañ leen diglu bari mais dañoo remarqué leen su élection yi jubee ñu defar ñu ñetti làmp fexe ba taal làmp kër Cheikh tax kaw benn bu ne ñu taal la fexe ba suma ay pavage nee na pavage mooy yi nekk ci côté tali bi nga xam ne dinañ ci mën a aw piéton yi loolu lépp nag pour jéem ñu ko bluffé de sorte que suñu carte dinañ leen ko mën a joxaat pour ñu mën ñëw naxaat pour beneen yoon mais cette fois-ci Mass bëgg nañ loolu jeex te am nañ ci yow yaakaar pour loolu jeex ndax yow nëgoo ba falu maire pour réaliser xam nañ ci yow lu bari ku dem coonaax dem capong xam nañ ay lampadaire jox nga leen ko ku dem ci final yi xam nañ sa parrainage saf na fa sàpp luy waaye di def boole woo ci Massamba Diop safewul bu yàggul dala nañ ko élire meilleur Thiessois de l'année te loolu du lu ndaw devant qui et qui te bu ñu fàtte ni Thiès nag dafa bari ay personnalité yàlla moo barkeel suufu Thiès maam Cheikh Fall da daan wax ni su ma doon góor yàlla buy jeexal Thiès gii fa laay jeexale donc am na gëdd bu mu joxoon Thiès ñun nag ñoo ngi lay dalal suñu kër ñoo ngi lay dalal suñu koñ di la dalal suñu gox Mass bëgg nañu képp koo xam ni feebar na di membre mouvement bi ñu faj la te loolu am nañ ci yow yaakaar ndax xam na ni mën nga ko Mass bëgg nañ say bu ñu jógee pour seetatal koñ bi pour mu set wicc nga ñëw appuyer ci xam nañ ni mën nga ko moo tax ñu wax la ko Mass bëgg nañ jeunes yi nga xam ni dañuy toog fii di damm baraada di toji kaas toog ci kër gi gënalu leen certes mais ñàkk yi mooy ñàkk ki ñuy yéeg ci jakarta yi léegi jeunes yëpp handicapé nañ ndax jakarta yi Mass bëgg nañ te xam nañ ni yow mën nga ci dara ci wàllu emploi am nga yu bari yoo xam ne réaliser nga ci xam nañ ko te waxooñu ko doxe woo ko mais xam nañ ko parce que ñun aussi ñoo ngi def ay investigation di xam kan moo amal njariñ suñu gox pour suñu mënee ànd ak yow ñu ànd ak yow Mass bëgg nañ
hôpital yi nga xam ne ñoo ñu wër nga xam ne fu ñu feebaroo ñoo ñuy pikiir maas nga taxawu leen xam nañ ni sa loxo dugg ci jàkka yeeg yëpp yaa ngi ci waaye nga yokk sa loxo programme yooyu yëpp nag soo ko dajalee mouvement askan wi yooyu leen tax a jóg moo tax ba nga ma woowee téléphone ba ma la waxee suñu programme da nga ne ma loolu méngoo naag li may def bëgg nañ aussi élèves yi nga xam ne ñoo nekk ci gox bi bis bu seen résultat baaxee ñu dajale benn journée woo leen ñoom ñëpp récompenser leen parce que nag bu ñu fàttee ni l'éducation est la base du développement bu ñu fàttee ni aussi nit koo yar wala jigéen joo yar yar nga dëkk bu ñu fàttee ni aussi xale yi ku leen jàppale xale yu ndaw yi ñooy màgg ëllëg doon ay dirigeant Mass xam na ni sa loxo jugul ci yooyu yëpp waaye nga gën cee def sa loxo Mass suñu jigéen ñii bëgg nañ nga may leen ay formation parce que ñoo yor kër yi ah qu'on se dise la vérité jigéen ñi ñoo yor kër yi su ma ko waxee war nañ koo xam ndax yoroon naa boutique yoroon naa alimentation mais téeméer bu ñu am ñu ngi koy indi jéem a safal seen cin pour seen jëkkër yi kontaan seen doom yi kenn bañ leen a yàpp waaw suñu jigéen ñi bëgg nañ nga leen may ay atelier de formation ñuy dem di jàng nan nañuy transformer fruits légumes céréales yi di ko jaay di ci ab as tuut yu ñu yóbbu sa kër ga Mass loolu lépp daal xam naa liy dur ci cin lépp xaj ci ndax guddi na waaye voilà en tout li ñu soxla woon di la dalal ak jàmm nag di la wax ni fii sa kër la parce que kër gi. ànd fii ak monsieur le maire Massamba Diop mu ànd avec une très forte délégation ñu mën cee jiital suñu yaay bu République des valeurs Ndeye Fatou suñu yaay Ndeye Fatou donc je crois jëmmam rek matale na daraja yi jotaay bi ñu àndaat aussi ak suñu tonton Cheikh Babou bu Parti socialiste jëmmam ci suñu biir matale na délégation bi ñu àndal ñu ànd ceeg sëñ Fall mi wax léegi di doomu Madina Fall ñu ànd si aussi ak suñu commission féminine les Amazones de Massamba Diop ñoo toog na le ànd ci aussi ak Ndeye Binta bu République des valeurs sëñ Bamba le grand débatteur donc à tout moment ñu ngi koy gis fépp Mamadou Loum donc sañ naa kaa tëjee foofu ak ñëpp ñi ñu àndal ñu ngi leen di jaajëfal ci accueil bi waaw fi ñu toll Moustapha Touré da kaa wax ñu koy jaajëfal bu baax ak képp koo xam ni doomu goox bi nga ñëwee nga fii ci turu Moustapha Touré ci turu l'association muy taxaw askan mouvement taxaw askan wi te fi ñu toll nii kenn ku ne boo taxawlul sa bopp doo am représentativité te sama taxawaayu bopp sa taxawaayu bopp yow bu ñëpp dajee ñu ni askan wi donc askan wi dafa laaj taxawle fi mu toll nii taxawal askan nag da cee bokk yow mi ngay def nga jiital ci ngor kon bu Massamba Diop nekkee un candidat un plénipotentiel qui doit gagner ces élections taxawal coalition ànd ceeg coalition bopp ñu tudd ci réewum ngor kon bu ñu ñëwee ci taxawul askan wi kon na ci ku ne taxawalal sa bopp ba pare ànd ceeg ngor kon bu ñu fëkk yóbbu sant dañoo toll foo xam ni nag wax dafa jeex wax dafa jot jëf aussi taxaw xeexal askan wi ci li ñu moom dafa jot et je suis de l'APR pur et dur mais li Macky Sall di def di tenté di def bi Idrissa Seck naan Sénégal debout en 2012 boppam la yëkkati woon parce que boo nee Sénégal debout tu ne peux pas gagner 4 communes tu ne représentes rien du tout soo nee Sénégal debout mënoo am suffrage bu génnul département de Thiès vouloir diriger les 52 communes et les 14 régions du Sénégal pour dire que vous êtes un président de la République yaa ngi caaxaan soo nee Sénégal debout di nga toog ci te 16 raamal Macky Sall wuy ji ko ngir sa intérêt wu bopp li mu topp Macky Sall intérêt am la moom moo ko xam Thiès waaye gisuñu ko ci dara li mu am moo koy am la nit ñi wax nag naan li tax mu topp Macky Sall bari na mais duñ ci dugg mais jàpp nañ ni du sëgg fu dara newul ndaxte
alal moo ko jotee ak Ablaye Wade jàpp na ni alal la war a fattaat ci jëfi boppam ak dundam tax mu war a wuy di Macky Sall kon intérêt wu Thiès taxu koo jóg. beneen bu ñu naxante Lamine Diallo moo war a jaay terrain Medina Fall Lamine Diallo moo war a jaay terrain wu waa Ngent Ndasru Lamine Diallo moo war a triande waa marché bi nax leen jaay Lamine Diallo ainsi de suite Lamine Diallo les populations ne le voient pas Lamine Diallo nit buñ ko nettalalee la mu am kon dana mel ni xeeb nañ suñu bopp mais avant qu'il soit le maire de cette commune la mu mën la mën ci limitam il est devenu le maire de cette commune am enrichissement illicite c'est un multimillionnaire c'est un Richard moo tax ñuy dëmmante seen biir nii lii waa réew mi nekkee di xeex démb ak tey jii Idrissa Seck ba mu soxlaa président de la République amul lu ko gën a rëy xeexuñu waa jàpp nañ ni si ñoom kenn ku ne xool nga ni kii doon maire tey lii moo tax mu am ay kër yu ñu gàññ am ay oto yu ñu gàññ am ay tool yu ñu gàññ kon ñoom danañ rayante ndaxte seen destin seen vie tout un membre de réew mi tey ci élection municipale nga ko def pour être maire pour riche nous disons non suñu jàng mën nañu jariñ suñu ngor mën nañu may suñu jom mën nañu yóbbu suñu fitit mën nañu may ñu taxaw wax ko feneen. Je vais dire non à ces choix de Macky Sall président de la République mon tuteur de parti choix yi mu def bañ naa ko ànduma ci et je lance cet appel là aux jeunesses de toutes ces 3 communes d'arrondissement aux jeunesses aussi qui doivent avoir leur voix à la mairie ville à la jeunesse qui doit avoir leur voix au conseil départemental à la jeunesse qui doit représenter cette ville. Le futur nous appartient ñu ñoo ko moom ëllëg kon li ma ciy wax mooy ñu indiwaat xel yi et je lance cet appel ngor gi maas am ba def ko taxaw pendant des années ngay xeex avec un maire sur son bilan catastrophique boo xam ni xaajagul nga koy xeex ba ci cappaandaw li mais askan wi nan xam ne am nan nit koo xam ne moo na nekk seen représentativité ëllëg noonu la war a demee dans toutes les 3 communes na jeunesse bi jóg na nit ñi ñu war a taxawal ci principe boo xam ni gëmoo ko nañ jóg lan mooy mburu ak soow c'est du sabotage mais ki nga créé da doon nelaw ci cérémonie ba yeewu naan mburu ak soow Idriss Seck ànd ak Ablaye Wade di dawal ay auto range yi jar 400 millions ay cortège yoo bu rombee moo raw président Macky Sall woo la gëmewu ko nga yeewu di ñu toroxal naan mburu ak soow mburu ak soow kër gu amul dépense lañ koy wax mburu ak soow mburu ak soow ku xiif sax lekk ko ni boo ko lekkee nelaw soow boo ko naanee nelaw kon kooku amoo jotu askan wi taxaw naan mën ngaa génn Thiès lenn caaxaan la waxu kàcc la te duñu ko nangu ci digg Thiès kaay gi j'appelle je fais un appel à mes concitoyens à mes confrères à mes camarades de l'APR ñoom ñi nga xam ni ñoo taxawoon yàgg am seen dignité taxaw ni maire bi fi ne liggéeyul c'est un voleur et ñëpp xam nan Thiès am na maire commune ouest am na maire commune est am na maire nord mais sàcc Lamine Diallo ci gën a siw moo ci gën a feeñ sàcc Lamine Diallo moo ci gën a fiiw moo ci gën a feeñ ci kanamu askan bi te loolu waa zone nord dëggal nañ ko donc caaxaan googu dafa war a jeex ñu taxaw wan leen ko au soir du 23 janvier 2022 fii ci kër Maam Alaaji nit mënu fee doon leneen loo xam ni war nga mën a am beneen ndomba tànk boo xam ni c'est pas significatif devant les populations ñu war a taxaw ñu naan Massamba Diop warul gagné fii moo koy gagné feneen ñu dem doon le maire indi ce changement au soir du 23 janvier 2022 merci beaucoup. Massamba Diop mi nga xamante ni nii comme ni ko Xaasum ak Baro waxee li nga xamante ni moom la borom dëkk bi di ndamoo muy dëkk si dëkk bi màggee si dëkk bi yaroo si dëkk bi jàngee ci dëkk bi kon yaakaar naa ni Mass mi ngi sur les traces de ki nga xamante ni nii tey moom mooy ndamoo loolu ndax Mass ci dig-digal bii la jàngee élémentaire ay xaritam ak nii taxaw ñu ngi ko bokkal bi mu génnee jaar Amadou Koli Diop yor fa foyer ba di ko diriger pendant des années génn dem lycée Malick Sy temps boobu du temps wu tey
parce que ku nekk xam na ni lycée Malick Sy ay pur produit la daan créer donc mu doonoon temple du savoir boo xamante ni nii waxuma la pour jiite ko rek mais pour nga nekk si les meilleurs dafa jafe woon. Mass jiite ko pendant des années génn fa génn bu rafet dem fële sa université Cheikh Anta Diop jiite li nga xamante ni mooy amicale de la faculté des sciences et techniques mais loolu du poste bi nga xamante ni nii mooy poste bi gën a sensible ba mu fa yor Mass poste ba mu fa yoroon képp ku ko yor booy génn université da nga fay génn ak la tête basse muy commission sociale nga xamante ni tu gères des millions Mass moom la yoroon te ba mu fay génn ba léegi nii Mass lu mu soxla université Mass lu mu soxla Claudel Mass lu mu soxla aux alentours da koy maanaam il suffit de faire un clic rek mu daal di sotti donc kooku moom mooy ki nga xamante ni nii tey moom la ñuy présenté waa Thiès Nord kooku nga mooy ki nga xamante ni nii tey moom mooy soldaalam ànd ak coalition bi nga xamante ni nii ñoo ko fekk si mouvement bi nga xamante ni tey seet si nañ leen war a ànd ak moom dem fële ca maire boobu au soir du 22 janvier 2000 au soir du 23 janvier 2022 di wax ne comme ni ko François waxee monsieur le maire Lamine Diallo sunu commune bi na waa population thiessoise en général mais en particulier Thiès Nord xam ne nous sommes classés selon les indices de performance des mairies du Sénégal nous sommes classés 237e sur 537 mairies loolu c'est une honte pour la population de Thiès Nord c'est une honte pour la population de Thiès dans sa généralité te bu nu xoolee indices yi xool 3 mairies yi moom am na une gestion passable par rapport ak ñeneen ñi kon nag ngeen xam ne liggéey amul ci sunu dëkk bi kon nag gars yi population bi yéen ñi nga xamante ni yéen a ñuy seetaan kon nag il est temps ñu revaloriser suñu ville parce que ñun fi bëgg a teg seen njiit ba muy doxal seen njiit ba ko Thiès di ñor c'était en 2002 2004 boobu lan daan xool Thiès xam ne Thiès xar kanamam changé na depuis lors qu'en est-il de Thiès dara zéro réalisation li fi jot a am boo demee ci cimetière Ablaye Madoki tali yi dugg foofu génn dem Mbourkat yëpp kan moo ko def c'est le président Thierno Alassane Sall mooy ki nga xamante nii tey moo doyloo Mass mooy ki nga xamante nii tey moom moo tànn Mass ne ko taxawal ma Thiès Nord représenté ma fa dignement te ñun ñëpp am nañ ci yaakaar te espérons que ni incha allah rabbi yàlla dina dogal loolu kon ma sant yàlla bu baax a baax a baax di am contentement je pense que ni kaddu yi ma fiy wax kaddu gërëm ak sant ak quelques éclaircissements dinañ ko def mais li ci ëpp ci kaddu yi ay kaddu de reconnaissance lay doon souvent j'ai l'habitude de le dire ñi may àndal nii mooy ñi ma bokkal parti ak ñi ma bokkalul parti parce que man parti politique bi ma ne mooy la République des valeurs dirigée par le président Thierno Alassane Sall ñu fi bari ñu may àndal politique guñu nekkuñu ci parti politique defuñ dara maanaam ay doomu zone nord lañ ñenn ñi samay amis d'enfance lañ ñenn ñi dañoo toog ba gis ni ça fait plus d'1 an li ma leen di wax nii que dafa war a am un changement radical dans cette commune ñu ànd fekk man ma nekkoon ñu fekk ma may def social parce que man loolu laa xam université bi ma fa nekkee Zal mi ngi koy junj commission sociale laa yoroon man télé ak rajo yi 2009 laa njëkk a toog télé 2STV avec Pape Alé Niang sama gars yi ñu ci bari sax sama jaar-jaar universitaire peut-être xamuñu ko mais de toutes les façons au fur et à mesure ñuy dem dinañ xam seen doom dinañ xam seen rak dinañ xam seen frère les Amazones day faat fay pour ne citer que cela ñoom Xaadim Wàdd Luum ñi ma bokkal parti ñii moom duma leen citer ay Zal Lamine Dieye ci gay laay si vraiment xam nañ man xam naa te dama leen di wax engagement bi ngeen jël ak fi ngeen teg seen tànk bu leen ci xaar kenn gis nga Mass bu doon yoxi sax romb leen ko ngeen dem parce que yaakaar dafa fort
te commune bi kenn duñu ko changé loo ñun les jeunes ñoo war a jóg taxaw jëlee fi ne on en a assez vraiment on en a assez maire bi 4 ans 7 ans plus de presque 3 milliards de budget boo koy dajale parce que 600 à voire 800 millions de budget la am par an mënuñoo wax ni lii la fi def ku ma mën a tegal lu palpable ne ma Lamine Diallo lii la fi def mënu ne gis nga pavage yi c'est pas le projet de la mairie c'est PACASEN te pavage yi ñu def fii dañ leen waroon auditer financièrement et techniquement moi je sais ce que je dis pavage yëpp dem na c'est honte la sax ñuy wax pavage yi jaar tali taax kaw man bu ma fi jaaree bi ñu koy débuté di ko liggéey en plein travaux sama xol da doon metti parce que dama ko jàng dama xam ni ñu koy defee moo tax loo si gis l'état finance des millions ñu indi fi ñoo xam ni xamuñu leen yow tey booy def pavage sa commune nga war a def appel d'offre war a dimbali sa waa commune y a des entrepreneurs qui sont dans la commune defal appel d'offre communal état bi moo indi projet bi yow en tant que maire tu peux demander ne ko lii dama koy def appel d'offre communal xam nga parfois day bailleur day ñëw ne la appel d'offre international tey ñu ne appel d'offre sous-régional y a tous ces détails là boo ko defee tey y a un entrepreneur de la zone bu koy gagner forcément il va prendre la main d'œuvre locale te main d'œuvre lu ci gën a gaaw mooy pavage mais fii ñu fi doon liggéey kenn xamu leen entrepreneur bi kenn xamul fu mu jógee ñu ni ba pare ñuy mu boo projet bi te du seen projet je pense que ni naxe yooyu dafay war a jeex gis nga poste de santé Ngent bi mu nee ñuy nax nit ñi bi gars yi génnee collectif bi mu daal di bind lettre j'ai vu les 2 lettres moom bi mu bind waa cadastre pour ñu ñëw délimiter ko il est intelligent il a écrit au cadastre pour la délimitation d'un terrain pour une école et un poste de santé mais surface bi mu waroon délimiter joxewu ko mais ma fi yàlla dimbali nañu ñu am tuuti. xamuñu wax ma xam damay dem weekend du ma dem parce que damaa dem ñibbi lundi war a ñëwaat si weekend bi yow kañ nga ñëw ak kañ ngay dem man leen lu xew ñu ne ma xanaa gisoo programme bi après ma rey rek noppi mais li lay wan ni yéen a ngi jouer seen partition ci plan communication bi et l'organisation bi ma gis ngeen def ko nii ànd nekk benn nit boo ko jiitee da nga koy wóolu gis nga am na ñoo xam ne dinañ gis seen mbir mi di commencé dox ñu bëgg a jaar suuf bëgg a damm non da ngeen di am fulla am fayda koo xam ni caaxaan moo ko tax a jóg liggéey taxu ko jóg ngeen jël ko seppi teg ko fële mu dem ngeen dem ak li ngeen yor tôt ou tard dëgg mooy njëkk mooy mujj li ngeen di wax nii man xam naa bu baax Tafa mi ngi wax xam nga àdduna def lu baax rek am solo yàlla xam na ni xaw ma ni woon sax Tafa Touré nekk na université man jiite naa 2 ans la coordination des étudiants thiessois de Dakar xaw ma ni woon sax xam naa Ousseynou si turu kum tëdd mais xaw ma ko woon xàmmeewu ma ko woon. faculté de droit yéen a ma fa inscrire. waaw boobu sa présidence la woon. moom laa wax am nay jamono moom ba tey ba nii fan yi rek dem naa foofu ay xale am logement ñoo xam Thiès lañ dëkk dama fa jaar nii rek xale yi wax ma ko il suffit un appel kama ko wax mu jël leen loger leen dañuy sant yàlla jàpp nañ ni suñu way ñaawu fa te noonu lañ nar a continuer di ko doxe ñii ku si daan ñëw ñoo la daan jox bourse ñoo la daan jox néeg ñoo la daan lijjanti inscription yoolu yàlla may na ko si juróom-ñaari at ñu nekk université téye ko nii nekkuñu fa woon yaafus lu wér laa leen di wax boo leen gëstoo di ngeen xam moo tax mairie bi Lamine bi muy génn naan ñi ay xale lañ xale yoo xam ne la ñuy gérer la ñuy lijjanti par bis yow mënoo ko mënoo créer emploi mënoo def dara ñun li ñuy créer emploi fii duñ ko wax léegi naa Tafa di ko wax mais on crée des emplois suñu carnet d'adresse may nañu ko am na ñun jàng ndool ñu ngi si yeneen mbir da ngay jékki-jékki woote da ngay jékki say sax nit woo la koo xam bi ngay nekk université da nga ko taxaw nekk extérieur wala fenn ne la saa yi gis naa ni yaa ngi def social bari lii maa si teg loxo moo tax dañ koy sante yàlla te li ñu nekk nii
fas yéene wuñu di si jóg dañ koy gën a yokk di dox ba suñ borom bi ñu moom mën ñu jël te yàlla na yeex amuñu lu ñu siy ragal parce que li ñuy def dafa leer ñi xëccoo maire fii yëpp di coow di fët di génn ay jaaykat suuf lañ gars yi nañ arrêté bu ñu nax jaaykat suuf boo ko joxee sa maire yi mooy lor nga sa bopp gis nga fi mu toll nii bi problème suuf si yëngoo ñoom ñëpp a taxaw tey kenn ñemewu see génn dem ne damay doon candidat yaa ngi ragal président bu fekkee yaa ngi def lu jub yow amaana boo mënee taxaw sa kër te na ngay gis ñeen ñi taxaw seen kër seen papa wax ñu def le contraire président de la république da ngeen di ànd yéen a bokk parti ànd nawle la day am nu mu gisee nga am noo gisee mais boo demee ba yow gëmloo nit ñi dugg si nit ñi waxal leen jaxase nit ñi jaxase waa koñ bi jël xale yi influencé leen ñuy xuloo kee di coow kee nga xëy yow mën ne du yow yaa doon wax mais mesure wuñ sax ñoom li ñuy def moo tax nañ leen am fulla ak fayda sanctionné leen ba mu saf sap balaa midi ñëpp xam ni carte jeex na Lamine avant muy dem élection dafa war a xam ni Thiès waaye pare nañ ci ñoom man Tapha dama leen di remercier di leen sant j'ai vu le kay ni ngeen ñu accueillir nit ñi kontaan nañ si bi ma ñëwee fekk ngeen teg benn chaise Tapha il pouvait se dire président ñëw ne day toog sama wet boobaa tamit yéen a ko fal dafa war a toog mais da nga ko gis mu nekk si organisation bi loolu rek signe bu yéeme la day wane ni yéen amul lii da ngeen ànd di xàccandoo di dóorandoo vraiment def ngeen ko sax te xamul leen porté bi mais li ma leen di wax mooy dinañ continuer di liggéey on va se collaborer dañu ànd dem ci mairie bi dañu ànd di régler problème mu Thiès waay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp formation femmes yi on va faire un programme Tapha dinañ la ko wax parce que war nañoo démarrer pour 4 quartiers et je vous assure que yi dinaa leen former loolu moom man maa ko wax te dinañ ko def biñ ko commencé waxuñu waxi élection on avait l'intention de former 2000 femmes dans la commune nord biñ démarré di enchaîner après benn moment ki doon def formatrice bi amoon benn fracture ci pied bi ñu kii woon tey rek ñoom ñu ngi woon kër ga mi ngi naan kañ la ñuy démarrer waat on va démarrer dans les jours à venir et je vais former les femmes emploi jeunes yi nag waaw emploi jeunes yi nag lu ñu ci mën dinañ ko def li ma jël zone nord fii bu ma waxoon sax ni dañ daan déedéet mënta ne mais man lim ren rek moo ma soxal dinaa gis ñenn ñi chaque weer ñuy yëkkati jënd saaku ceeb ak dëwlin di yóbbu seen kër man fierté boobu rek laa ci am ma gis tabaski jot booy yeew seeni xar jëmale ko seen kër loolu rek moo sedd sama xol et je vous demande que ñun ñëpp ñu jóg taxaw jàpp jëlee li fi ne Tapha jarul sax ngeen ñuy xaar si lenn fi mu toll nii xam nga fu ñu toll ku si nekk fa nga ne xam ne lii dafay war a jóge choix bu baax bi c'est Massamba Diop ñu ànd dem jël maire bi pour liggéey je vous remercie